ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey rek dañuy wax ci benn ci sujet yi nga xamante ni ñoo occupé actualité bi depuis bi coronavirus duggee ci suñu réew mu ñeel wàllum artistes yi. au début xëy na rappeurs yi kese lañ doon dégg waaye léegi mbalaxmaan yi ñoom itam ñi ngi sàkku seen part maanaam seen wàll ci fond bi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid 19. lu ëpp nag tuuru lu yokk tax ñu def ci taxaw seetlu kàddu yii la. sentir wuñu suñu bopp benn yoon ci mbir mi ministère sport moo ngi jàppale waaye sport bi tourisme ñoo ngi jàppale seen kii mais ñun suñu secteur muy ministre de la culture dañ ci war a yëg suñu bopp ndax artiste lu xew rek ñoo nga ca mu neex ñoo nga ca mu naqari ñoo nga ca donc li Pape et Cheikh ak Mame Goor ak ñun ñi ñëpp ñu bokk di métitlu mooy que ni dañu bëgg a yëg suñu bopp ci mbir mi mbas mi ñëpp lan touché surtout nag côté culture daf ñu gaañ bu baax gars yi kenn géewu donc il faut gars yi jàppale ñu moo gën ñuy xaaj seen ci am maanaam di jox ñii bañ a jox ñii mbalax maa nag rappeur ñëpp ñoo yem ci mbir mi ñëpp war a seen jaa ngeen jëf. gannaaw moom Fallou Dieng Thione Seck moom tamit def benn sortie gannaaw bi ko ministre de la culture te Abdoulaye Diop c'était d'ailleurs loolu kese mériterait benn taxaw seetlu maanaam période bi nga xamante ni ñi ngi naan sénégalais yi restez chez vous toog leen seen kër kenn ci ki ñu dénk ndombal tànk ci biir réew mi muy jëwriñ gi ñu dénk wàllum culture te Abdoulaye Diop mi ngi mëne benn campagne pour seeti ay artistes ay woykat ëllëg ñoom ñooy taxawaat naan sénégalais yi amuñu benn discipline alors que ñoom ñoo waroon joxe le bon exemple. léegi nag ci campagne boobu nga xamante ni moom ministre bi mi ngi ko tàmbali maanaam di wër ci këru artistes yi Thione Seck yëkkati woon fa yile kàddu. ko mel ni man mënula yuuxu ca kaw ndax su ma yuuxoo ñu teg ko feneen waaye man mi bokk naa si ñu loofu lool ba Sëriñ Bamba bokk naa si ñu loofu lool te bala ngay dem dañ ma indi facture courant ndox ma koy teg sa loxo ndax Moussa Faraw au moins en attendant les événements. mais li lépp ñun bettuñu lan moo tax bettuñu gannaaw bi président Macky Sall recevoir woon rappeurs yi am lu mu leen dig bu ñu sukkandikoo ci Fou Malade ñun xamoon nañ ni yeneen artistes yi itam di def yeneen xeetu musique yu bokkut ak rap daañu sàkku ñu jox leen seen wàll ci fond bi nga xamante nii la ko tax a jóg mooy xeex jàngoro ji di Covid 19 parce que ñoom dégg nañ ni rappeurs yi président dina leen jàppale. ñu ne ko mais yow monsieur le président en 2019 ci campagne électorale tu avais dit que da ngay yóbbu fonds des cultures urbaines à 1 milliard mu ne mais loolu mu tooñ ñu ne loolu ay waxu campagne la woon dama doon neexal campagne bi mais exceptionnellement dinaa si yokk 500 millions parce que xam naa ni votre secteur sera impacté il y aura plus de concerts parce que quand les rassemblements sont interdits il y aura plus de concerts il y aura plus de yenn caravane yi artistes yi doon def duñ ko def et cetera les gens vont rester chez eux donc il y a pas d'activité culturelle donc bi mu waxee loolu ba pare mu ne nag mais loolu après votre ministère dina xool ak acteurs yi yan critères lay définir pour 500 millions yooyu ma yokk ñu xool nan lay demee ci secteur des cultures urbaines. donc coow li lépp li ko indi mooy li président Macky Sall recevoir rappeurs yi dig leen fa 500 millions yoo xamante ni daañ ko doole ci li ñuy woowee FDCU maanaam fonds de développement des cultures urbaines. parce que depuis 2018 moom Macky Sall dafa jagleel benn fonds ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum rap graffiti maanaam bépp activité bu laaleeg wàllum culture urbaine. fonds bi tolloon ci 300 millions en 2018 yegg ci 600 millions en 2019 Macky Sall. gannaaw bu mu recevoir yoon rappeurs yi ne dina dolli ci fonds boobu noonu lu toll ci 500 millions mu war a nekk léegi 1 milliard ak lu teg ñun nag amuñu problème ak fonds boobu noonu ndax ci budget Sénégal prévoir nañ somme boo xamante ni la nga tax a jóg mooy wàllum culture bu ñu jëlee par exemple ci wàllum cinéma am na lu nguuru Sénégal jagleel ñiy produire ay film ñu tuddee ko FOPICA fonds boobu noonu toll ci 1 milliard kon. amuñu problème ci lu nguuru Sénégal di financer ay structure yi yëngu ci wàllum culture urbaine maanaam ci wàllum hip hop ndax lu waay mënti wax saa yu réew mi soxlaa ñoom la ñuy gis en tant que ay artistes donte am na lu ñu leen mën a reprocher mais depuis ay années bépp combat boo xamante ni am na ci biir réew mi moo xam ci wàllum démocratie moo xam ci wàllum mal gouvernance
moo xam ci wàllum jalgati yoon duñu gis mbalaxmaan duñu gis théâtre kat duñu gis ñeneen ñi nga xamante ni ñooy def yeneen xeetu musique rappeurs yi la ñu gis. te même bu weesoo combat yi nga xamante ni ñoom jot nañ ko mëne ci biir réew mi loolu dañ koy reconnaître am nañ aussi ay structures yoo xamante ni ak i programme yuy participer ci formation wu ndawu Sénégal yu bari. am na ci ay jeunes yoo xamante ni am nañ ay qualification ci domaine yu bari ci xaalisu fonds culture urbaine boobu noonu la ñu leen formé donc mën nañ leen xarab wax leen lu nekk mais am na lu ñu participer ci biir réew mi te loolu sénégalais yu bari xamuñu ko te lu mat a leeral la. donte mën nañ leen critiquer am na ci ay pàcc yu bari yoo xamante ni mën nañ leen ci joxoñ baaraamu tuuma mais mën nañ leen nangul lenn li nga xam ne def nañ ko ci biir réew mi xëy na lenn la ñu d'accordul ak ñoom mooy fi réew mi tollu tey ñu ne xaalis amul état bi sax mi ngi sàkku ndimbal ci borom alal yi ku ne di génnee di joxe moo xam nga yor lu bari wala lu néew ñenn ci ñoom di wax ay waxi xaalis yaakaar nañ ni li waroon nekk ñoom seen taxawaay tey mooy comme que réew mi dafa nekk ci guddi gu bët setagul nañu teg nële mbirum fond maanaam lépp lu jëm ci wàllum xaalis ak ndimbal ba lépp jàll loolu lañ doon xaar ci ñoom xëy na boo gisee seen naataangoo yu ci bari ci ñoom rappeurs yi yu ci mel ni ay Nit Doff wala ay Mollah Morgun di dal seen kaw xëy na loolu moo tax réew mi nekk na ci ay jafe-jafe yoo xamante nii kenn xamul kañ lay dàkk na ku nekk teg fële say intérêt personnel ba lépp passé. léegi nag gannaaw kaawu rappeurs yi mbalaxmaan yi ñoom itam di woote wàllu ku ci nekk di tapale naan amatuñu xaalis ndax soirée amatul concert amatul contrat yi doxul te li gën a yéeme ci seen cas mooy ñoom mbalaxmaan yi kenn mënu la wax lii la ñu jëriñ réew mi utiliser wuñ seen musique pour yee askan wi binduñu ay textes yoo xamante nii dina tax képp kuy sénégalais xippi bëtam ci liy xew ci réew mi wala bitim réew scandale wala problème yi am ci biir réew mi kenn mësu leen ci dégg duñ ci yëy yàbbi alors que ñoom ay porteurs de voix lañ maanaam dañuy wax ay doomi aadama di leen déglu rawatina ndaw ñi benn mbalaxmaan daal la ñu xam ci wàllum engagement kenn koo xamante ni daañ ko dégg ci yenn mbir yi nga xamante ni mi ngi xew ci biir réew mi muy Ouza Diallo ak xëy na Omar Pène ndax saa yu crise universitaire amee mooy dem waxtaan ak étudiants yi mais ñi nga xam ne ñoo ci des dañoo gëmm seeni bët ci jafe-jafe askan wi avant sax coronavirus di dugg ci biir réew mi ab ministre mën naa sàcc alalu askan wi ñoom ñu génnee son di ko ci woy alors que xam nañ ni waa jii nii ab sàcc bu mag la tey nag réew mi nekk ci li ñu mën a jàppee ab crise ku ci nekk ci ñoom di woote wàllu sans vergogne maanaam ñoom li ñuy def amu ci sax kersa. lii lépp nag kenn ci ñi ko sooxe mooy Abdoulaye Diop di jëwriñ ji nga xamante ni moom lañ dénk wàllum culture gëm nañ ni sax moom dafa war a démissionner parce que ab jëwriñ la boo xamante ni dafa wane li nga xam ne mooy incompétence am parce que incompétence mënul weesu réew mi nekk ci crise ku ci nekk di def ay campagne de sensibilisation naan wàññi leen seen i déplacement bu fekkee ni doxu leen fulla yow en tant que ministre nga def délégation di wër ci këru woykat yi ci semaine bi dem na kër Youssou Ndour dem na kër Ismaïla Lo Thione Seck ak ki nga xam ne mooy Aïda Samb ndax lan nee na dafay xool naka la artistes yi toogee maanaam naka la ñuy dundee situation wu pandémie bi ñun laaj bi ñuy laaj mooy visite boobu noonu nga xam ne def na ko jëmale ci artistes yi ban njeexital la am ci xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19 ñun gis ñu njariñam pendant que médecin yaa ngi rey seen bopp ci bërëbu fajukaay yi ñenn ci askan wi ñu ngi tiit ñeneen seen liggéey doxatul ñoom ñoo ngi wër di caaxaan après ñoom ñooy retourné waat naan population sénégalaise bi dañu ñàkk li nga xam ne mooy discipline alors que consignes yi nga xamante ni ñu koy joxe chaque fois ñoom ñoo ci war a jiitu. léegi nag li ñu mën a jàpp ci lu njëkk mooy soit nguur gi xamul lan mooy priorité jëm ci xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19 soit dañuy def jëfu maa tey récemment dégg nañ professeur Seydi ci benn tournée bu mu amaloon Ziguinchor di dénoncer situation bi nga xam ni xew na ci hôpital régional bi amul ay équipements médicaux yi nga xamante nii jaar na yoon pour jël en charge ñi nga xam ni dañu amee jàngoro ji professeur Bey bu SAMU national moom itam signalé na la même chose nee na appareil respiratoire yi doyul pour jël en charge éventuellement doomu aadama yi nga xamante nii c'est des cas graves maanaam yow ci say hôpitaux sa dara doyul ngi jël ay fonds di ko jagleel ay woykat fi mu toll nii nag xamuñu ñaata la état bi nar a jox artistes yi mais buñ ko naree xayma mën na jënd ay appareil respiratoire yoo xamante nii dina mën a jëriñ hôpitaux yi ci wàllum équipement waxuñu rek Dakar mais yeneen hôpitaux yi nga xamante ni ñi ngi ci région yi parce que mënuñu chaque fois bu amee ay yenn cas yi nga xam ni dafa jéggi dayoo ñu leen di évacuer Dakar mënul nekk donc réew mi dafa soxla xaalis boo xamante ni hôpitaux yi nga xam ne ñi ngi ci région yi bu ci nekk di nga am équipement yi nga xam ne moo war pour mën a doxal liggéey bi waaye itam jël en charge patients yi nga xamante ni dañ leen war a faj mais bu ñu seetloo tey situation bi ak nguur gi ni muy doxalee on a l'impression que ni Sénégal amul jafe-jafe xaalis
te effectivement bu ñu seetloo ni ñuy gérer situation bi da nga naan ñii mbir mi yitteelu leen parce que kuy dem bay xalaat nooy neexale ay woykat yow jàpp nañ ni amoo ay jafe-jafe réew mi am na xaalis ñoom ñoo nekk di dof-doflu ci kaw askan wi. léegi nag lan moo nar a xew ci initiative bi nga xam ne nguuru Sénégal jël na ko pour dimbali financièrement yenn artistes yi li nar a xew mooy suñ ko defee yeneen secteurs yi aussi am nañ droit ñoom itam sàkku ci nguuru Sénégal financer leen parce que seen liggéey doxatul moo xam tailleur yi chauffeur yi jaaykatu café Touba yi restaurant yi ak borom fast food yi mën nañ leen lim du jeex ñooñee aussi dinañ am droit sàkku ndimbal parce que fi mu toll nii ñoom ñoo gën a sonn au moins artistes yi ñoom ku ci nekk en tout cas ñi gën a am tur ci ñoom koo ci jël am na compte banque jot nga def ay tournée yu bari avant corona bi di egsi ci biir réew mi yaa ngi fay ko ay droit d'auteur te loolu lépp ay millions la ñu ci bari ci ñoom sax def nañ ay investissement ci yeneen secteurs yoo xamante nii même bu ñu demee ba seen musique doxatul daañu mën a am lu ñu dundee kon ñoom duñu priorité fi nga xamante nii réew mi fi la toll mais ñi nga xamante nii li ñuy dundalee seen njaboot dañ koy jaayante bés bu yàlla sàkk seen liggéey dara doxatul ñooñu tey jàpp nañ ni bu nguur gi di jàppale ay artistes du leen fàtte ñoom aussi parce que ci réew mi la ñu bokk te kenn ëppalewu leen fi. benn mbir nag nguuru Sénégal war na ci bàyyi xel mooy fexe ba bu ñu jógee ci jàngoro ji du am ay sénégalais yoo xamante ni du ñu gisati seen bopp ci biir réew mi maanaam ñoo xam ni dañuy dem ba nekk doxandeem te mi ngi tàmbalee am dooree ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñooñu nga xam ne tey koo ci dégg muy wax ci vidéo wala di def live dalay leer ni kii dafa mere trop réewam muy lu doy waar ci biir réew mi itam ñu gis luy raam te la mu nar a jur du baax ci suñu nekkin maanaam nguur gi di tànn ñi nga xam ne ñoom lay jàppale ak ñi muy bàyyi loolee tamit mën a yàq lu baree bari ci li nga xam ne mooy suñu cohésion sociale. yaakaar nañ ni jamono jii li ñu waroon sentir mooy mbooloo bëggante jàppalante tàmbale woon nañ ko gis ci njëlbeen bi maanaam bi jàngoro ji di soog a dugg suñu réew sénégalais bu ci nekk di sensibiliser ñëpp doon ay taskatu xibaar moo xam Facebook WhatsApp ak bépp xeetu réseau social lépp rek ngir sensibiliser yee ak xamal sa mbokk sénégalais. mais li ñu seetlu jamono ji mooy loolu lépp dafa tàmbale nax saa yi am ñoo xamante ni sax dañu dem ba far découragé te lépp li ko sabab mooy doxalin gu tey xel jugee ci suñu nguur tàmbalee ko ci marché ceeb bi ak transport dund gi tey ñuy wax waxu artistes yi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla bokkuñ ci ñi nga xamante ni ñoo gën a sonn ci askan wi am na ñu leen gën a yeyoo ndimbal fi mu toll nii kon ngelawaay na nguur gi xoolaat doxalinam ñi nga xamante ni borom bi dénk na leen as tuut moo xam ay woykat lañ wala ñu nekk ci yeneen domaine ñu doylu ndax fi mu toll nii am na ñu gën a soxla jàppale donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.